waxtu jot na mbokki xarit yi ñu seetaan di rafetlu seen ànd ak télévision Futur Média xibaaru diggu bëccëg gi bokk na ci askan wa yeewoo ca Sacré-Cœur 3 mi wone ñàkk àndam ak dogal bi mairie bi jël ngir rek tabax ab salle de cinéma waaye itam ab bërëbu fajukaay ca benn place bu nekk foofee ca gox ba ñoom askan wi jàpp nañ ne loolee ñu fa bëgg tabax du foofee moo di place am ndar képp nañu ñetti fanu lël yu ñu jagleeloon njàngale mi fii ci Sénégal bokk na ci li ñu nas taxawal ab code de déontologie ngir jàngalekat yi waaye itam ñoom ñëpp d'accord ci njàng mu ànd ak dal ci l'école yi fii ci Sénégal leneen ci xibaar di légumes yi nga xamante ne cher na lool jamono yi ca marché Castor ñi nga xamante ne ñoom ñoo di jëndkat yi ak jaaykat yi ñoom ñëpp ñoo ànd ne li ni mel moo fa am ñu jàpp nag ne li ko waral moo di nawet gi li des kay moo di ñoom ñëpp ñu dimbalanti ngir ku nekk mën a gis sa bopp ci situation bi am jamono yi foofee gëstu bés bi ñu jagleel ko ki nga xamante ne moom moo créé benn paan ngir fóot ngir soxna yi lim ci jublu nag moo di jàppale soxna yi ci biir kër yi ki def li ni mel mi ngi wuyoo ci turu Mohamed Saloum Soumaré moom bëgg a taxawu jigéen yi tax na ba mu sàkk boobee paan nga xamante ne day noppal soxna yi ci biir kër yi dinañ ci ànd ak Ibrahima Camara tàggat yaram Sénégal dina amal tey ñaareelu matcham ci coupe du monde bu basket bi am ca Espagne Sénégal dina daje tey jii ci ngoon ak Porto Rico ginnaaw bi ñu lajjee ci kanamu Grèce démb 84-67 lii mooy ponk yi fi gën a fës bu ngeen taxir la tuuti ñu faram fàcce leen ko. mbokk yi ginnaaw ñu ngi biñ leen nuyoo ñu ngi leen di dalal jàmm ci xibaaru diggu bëccëg gi doomi Guinée bi amee woon virus Ebola fii ci Sénégal te ñu dalal ko ca l'hôpital Fann moom nag mi ngi tane bu baax a baax bi ñu sukkandikoo ci kenn ci docteur yi koy topp foofee ca l'hôpital Fann moom doomi Guinée boobu daanaka fièvre sax amatu ko maanaam yaram bi tàngatul ñu ngi xalaat nag defal ko yeneen analyse ca Institut Pasteur ngir rek xool ndax virus bi mi ngi ci yaramam ba léegi xam naa dinañ ci dellu ci suñu yeneen jotaay xibaar niñ ko waxee ci bopp xibaar yi askan wa yeewoo ca Sacré-Cœur 3 ñoom mer ba futu ndax ànduñu ak dogal bi nga xamante ni mairie bi jël na ko ngir bëgg rek tabax ab salle de cinéma waaye itam ab bërëbu fajugaay ci benn site bu nekk foofee ca gox ba jàpp nañ ne li nu mel du foofee mooy place am ba tax na duñu seetaan mairie bi di def li ni mel ñu ànd ceek Cheikh Tidiane John Aline Diagne. association te mu ëmb ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci Sacré-Cœur 3 phase 4 ñoom lànk nañ ba tëdd ci suuf ne duñu nangu benn yoon terrain bi nga xam ne dañ ko nar a jël def ci leneen la ay accusation yoo xam ne ñii di waa municipalité bi nee nañ lu ni mel amul benn yoon. lim fi bugg a def moo di def fi foo xam ne day am ay salle de jeu ak espace boo xam ne ku si dugg da ngay fay te nag bëggoon nañu fi ñu dëkk xale yi. mën a jóg di foowi te duñu fay dara. Il n'a jamais été question de vente de terrain ou de bradage d'un terrain quelconque donc c'était bon aussi xam nga dañu nekk ci dëkk bi nga xamoon les gens ku nekk da ngay wax lu la neex mais je pense que nous qui sommes les autorités de cette mairie nous avions l'obligation ñëw tey fii pour rassurer population yi. seetlu gi moom mooy jamono yi yëpp daal dañoo gis ay particuliers maanaam ay nit ñoo xam ne ñoo commencé ñëw di samp ci boobu la béréb. jël benn bâche def ko si diggu terrain bi ba nga xam ne xale yi sax amatuñu fu ñuy football. te terrain bi ko SICAP di joxe parce que SICAP da ko defar bi mu ñuy jaay suñu kër war nañu ne fi mu ñuy jaay am na lii am na lee. espace bu fi nekk chaque année la mairie dafay jël ay millions et des millions di ko fay ay entreprises ñuy ñëw di nettoyer le terrain et je pense que ces gens qui s'installent ici dañuy veiller sur la propriété n'est-ce pas de cet espace là looloo tax ñun ñu jox leen autorisation ñu mun fi nekk ni mais loolu je pense que c'est des autorisations précaires et révocables. waa mairie ñoom daal ñu ngi xam ne ñoom daal li ñu bëgg bokk na si daal di fay def benn salle de spectacle ak benn jardin public waaye ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waaye collectif yi maanaam mbootaay mi ëmb ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk foofee ca Sacré-Cœur 3 phase 4 ñoom daal dañoo lànk ba tëdd ci suuf. waaye li ci kanam. Cheikh Tidiane meeg njàngale mi la ñuy ab lëlu ñetti fan biñ ci amaloon nag daal dinañ ko ndar képp ni ki démb bari na ay proposition yoo xamante ne tukkee na ci boobee assise nationale de l'éducation xawal ñëpp ñi sekk njàng meeg njàngale mi di way jur yi jàngalekat yi waaye itam ndongo yi ak nguur gi taxaw rek ngir dal am
école yi ñu mën a jàng ci ni mu waree nguur gi moom taxaw na temm ngir rek bàyyi xel ci lépp loo xamante ne tukkee na ci yooyee assise nationale de l'éducation nu nar ci sax amal nag ab conseil présidentiel xamle nañ ko foofee ñu ànd ceeg Macky Tall Mardia. ginnaaw ñetti fanu waxtaan ak weccee xalaat assises nationales yi daal di farankulaay njiitu jëwri ñi xam ne nguur gi dana taxaw ci rapport ba fa daanu. les présentations des xalaat yi tukkee ci juróom-ñaari thématique yi ngeen jël ci assises de l'éducation yi ak formation day wane rek solo si nga xamante ni lii di xalaat yi ngeen xalaat am na ko. de vos réflexions nous veillerons à la. awma xel ñaar ci ne conclusion yi nga xamante ni tukkee na fi. daañu ko jël daal di koy boole ci lépp loo xamante ni daal dinay suqalee njàng moom la. que vous avez su suggérer. ñaari ponk yu fës ci rapport bi code de déontologie des enseignants ak pacte de stabilité Mahamad Dione di ko rafetlu. je voudrais féliciter. tamit dinañ def suñ kéemtulaay kàttan ngir koppar yëpp yu ci mën a dugg ngir financement bi daal di yem ñu daal di koy amal. et le serment de l'enseignement. njiitu gouvernement bi dénk ne danañ amal ci fan yu néew conseil présidentiel ci wàllu éducation ak formation. monsieur le président de la république. njiitu réew mi président de la république lu néew dina amal lii di conseil présidentiel ci wàllu njàng mi ak njàngale mi boole ci formation dinañ ci profité nag ngir wane yoon wi nga xamante ne fi la ñuy jaar te tamit. lépp loo xamante ni daal tukkee na fi ñu daal di koy jëfee. les directives du conseil présidentiel. dooleel njàngale ci kàllaamay Sénégal ak jàppale daara yi bokk ci li gën a fës ci rapport boobu ñi fàttali ne ñëpp ñi seq wàllu njàngale teewoon nañ ci assises yooyu. ci njàng meeg njàngale mii la ñuy des wax ci étudiants yu nekk ci université virtuelle bu Sénégal bi nekk ca Fuladu étudiants yi di jànkonteel ak jafe-jafe yu dul jeex li ñu bëgg nag moo di anam yu mucc ayib yu ñu jàngee yooyu étudiants kenn ci ñoom di Mamadou Ndiabo ay kàddoom dañ koy teewlu ci micro Abdoulaye Diallo. boo xoolee def na plus de 9 mois ñun étudiants université virtuelle yi dañoo inscrire mais jusqu'à l'heure où je vous parle ba léegi commencé gu ñu jàng dañu joxoon ay date. dañu joxoon benn chronogramme pédagogique bu nga xamante ne boobu mois d'avril la ñu waroon démarrer normalement suñuy cours mais respecté wuñu ko gars yi joxaat ñu toog lu mot ay 3 mois gars yi joxaat ni beneen date c'était la date du 18 août dañu ne woon képp ku étudiant ci université virtuelle di nga am sa ordinateur et que le 28 août dañuy démarrer suñu cours en ligne mais jusqu'à l'heure où je vous parle yéen a ngi nii vous êtes témoin defuñu fi dara lu dul chaque jour ñuy cliquer léeg-léeg ñun moom on s'habille même à partir dans les réseaux sociaux là ay Facebook loolu lañ fi nekkee parce que ba tey bu ma lay wax ni ñun étudiant université virtuelle yoruñu carte gab te képp kuy étudiant fii ci yeneen université classe yi jot nañu seen rappel vacances ñun ba léegi jotuñu ko gars yi amuñu machine léegi nag ñun ce qu'on décide ñun lenn benn affaire la ñuy décider tant que suñu morom yëpp amuñu machine du ñu duggaat classe def cours ñu ngi ñëw lancé nañu appel na gars yi autorités yi dégg lu ñuy wax ñu fexe ñu réagir bu ñu réagir dinañ jaar ci yeneen affaire yi nga xamante ne bëgguñu ko woon def on est des Sénégalais on a le droit d'étudier on peut étudier. nguuru Sénégal dafa taxaw tem ngir rek jàppale nappkat yi fii ci réew mi ñoom nag li ñu bëgg moo di leen assurer seen i jumtuwaay ba saa yu réeree wala saa yu yàqoo ñu mën cee jotaat ñu joxaat leen ay ndampaay loole nag jaarale ko ci compagnie nationale d'assurance bu Sénégal mu nekk ab dogal boo xamante ne nappkat yi nekk ca Soumbédioune rafetlu nañ ko bu baax a baax li ñuy bañ kay moo di ñu dugal ci politique ñu ànd ceek Codé Ndiaye ci caméra bi Mardia. compagnie nationale d'assurance di lawal ay yëngu-yëngoom ba ci mool yi nekkee Soumbédioune di rafetlu xalaat bu ni mel. ñu ne dañuy maanaam dañu bëgg a assurer maanaam léegi si côté géej gi si wàllu matériel yeeg yooyu mais man kooku xalaat bu rafet rek laa si am kooku nit ku ko dégg tamit di si am xalaat bu rafet. mais bu fekkee état bi dafa ne dafay wut ay kayit pour gaal yi pour assurer gaal yi gaal gu si am problème nga dem ñu assurer la fay la mais kooku initiative bu baax la. loolu baax la suñun parce que ñun yor ay matériel loolu daf ñuy gën yokk volonté sax. parce que tey jii yor sa matériel nga toog yenn saa yi sàmbarax fekk même pas mu dem géej sax même si kaw fii sax sàmbarax mën na ko fekk mu toj ko mais su fekkee nga assuré sa gaal am say kayit yu valable say papier yu normal am foo nga jaar am foo gi mais kooku sax def ñun su arrangement la suñu. mool yooyu di faral di jànkonteel ay accident ci biir géej ba waral ñuy am ay jafe-jafe ngir gën a mën a def seen activité. mool la muy liggéey mool mën na dajal ay at. mu yàqu si ay seconde nga dem léegi gaal gi suux tempête dal la machine ba dem gaal ga toj moo yee dee dara doo ko am nga ñëwaat reprendre à zéro am na ay affaire yu yàq ay vies yu bari yu mu yàq ñoo xamante ne tey amoon nañu ay koom-koom tey amatuñu. day diig day dem géej am drame gaal gi toj wala gaal gi diig
xam nga machine am dem te machine ay 1 million et quelque lay jar léegi da ngay ñëw ñun mool ñooy mujjee dajale ku nekk téeméer ñi 1000 francs xam nga def benn solidarité pour mun a dimbali waaj yi mais bu fekkee tamit état dafa ne gaal gu nekk da koy assuré waaw kooku moom dafa ñuy arrangé. compagnie d'assurance bi di door liggéeyam ci nappkat yi ñooñee di xamle ne loolu bu ci politique dugg te it na fexe ba jariñ leen. Codé Ndiaye marché nag moom neexul jamono yi ndax lii di soble haricot vert ak chou pommé daanaka dafa cher lool li waral li ni mel nag jàpp nañ ni nawet gi moom moo tax loolee tax ca marché Castor jëndkat yi ak jaaykat yi di sàkk ku nekk bàyyi xel ci sa moroom ñu wàññi njëg yi ba ku nekk mën a gis sa bopp ci ni marché bi méttee ñu ànd ceeg reportage Lamine Diédhiou Younous Diatta. booy doxantu ci marché Castor bëri na légumes yu fa mën a fekk lu ci mel ni soble haricot vert chou pommé wala poivron waaye lu ci leer mooy cher la def. mais tamaate bi seer na lool boo ko jëndee 10 000 caa ba ñëwee gars yi bëgg nga daggaleen 2000 di ko jaay te xam nga loolu moom doxut quoi. haricot gën a cher fii kilo 2000 francs kaane salade kilo 700 xam ngeen loolu moom daa cher moom. léegi chou pommé yi daa cher instant yii nii chou pommé da ngay jënd kilo heure bi en gros da ngay jël 500 francs pour ngay jaay 600 te problème la. ñii di jaaykat yi ak clients yi jàpp ni nawet ak borom tool yi ñoo tax légumes yi cher. nawet bi moo ko waral xam nga avant nawet yi bagage dafa amoon nawet bu ñëwee kay bagage yëpp daa manqué heure bi moom moo tax waaw. ñi la jaay xam nga su seeree rek yow sa client yi da ngay naxanteeg ñoom rek ndànk-ndànk rek ba ñu mën a jënd ñu xam ne nawet bi la. bii ñu nekk nii ndugg mi dafa xaw a cher ndax période hivernage la. am na yu bëri yoo xam ne dafa cher dafa yokk. commerçant yi di wax ni balaa marché neex foo ko borom tool yi wàññi seen i njëg. man kay li ma wax après chou pommé yi wala navet yi wala carottes yi moom da ngay war wàññi moom boo nga war wàññi tuuti moom. borom tool yi ñun ñooñu xam naa ne nguur gi sax mën si jàpp mais borom tool yi daal ñooy wàññi quoi bu ñu wàññee bagage yi rek dana ñëw normal client yi tamit xam d'accord si loolu. ci jamono nawet légume dina faral di manqué mu tax jaaykat yu bëri di yokk seen i njëg. Bara Diop ab ndaw la bu am lu toll ci fanweeri at moom nag way laago la waaye xalaatul benn yoon dem ci mbedd mi di yalwaan wala li ni mel moo tax muy defaral boppam ay articles yoo xamante ne da koy jaayaat lim ci am mu ci suturlu ñu ànd ceeg portrait bi ci 10 après ra ak Modou Diop def. fu soriwul lool croisement Almadi la Bara Diop sanc dal di fay lal di jaay aar. waxambaane bi takk fanweeri atam ak lu tekk ñaar fukki at ak juróom benn ngi nii feebaru laago dal ko waaye mu lànk ne du tàllal ay loxoom. judduwaale ma ko bi may am 5 ans la ma bi may am 5 ans 6 ans la ma dal quoi may am 5 ans 6 ans la ma dal mais depuis boobu ba tey wax dëgg yàlla alhamdulilah rabbil alamin samay parents topp toon ma wax dëgg yàlla franchement affaire yooyu jàngal dugal nañ ma école jàng naa mais xam nga affaire jàng naa ba CM2. ginnaaw ba mu defee benn formation ci wàllu artisanat ànd ci ak association handicapé yu Thiès Bara dellu si Ndakaaru fas yéene liggéeyal boppam li mu gis mooy gëm su bopp rekk wóor. damaa jël samay moyen ñëw jël samay ay yotox ñëw defar sama créer samay affaire ñëw teg di jaay pour daan doole quoi nit ki da ngaa war a gëm sa waaw man maa ko defar quoi xam naa liggéey rek moo mën a maye dara quoi. donte sax liggéey bi yombul teewul Bara di sant bu baax ndax ay bés yu nekk dina am lu mu yóbbu kër ga. prix yi daal moom amul prix quoi waxaale moom prix de amul prix daal des fois daal même ay yii dama koy jaay ay 30 000 yii dama koy jaay ay 5 000 yu ndaw yi oto yi dama koy jaay ay 5 pañe ay 5 000 laa koy jaay. ci biir semaine bi des fois mooy loolu des fois ma réglé ci ay 15 000 ci biir semaine bi 15 000 daal moom mooy loolu quoi. waaye laago yu bari jàpp na yelwaan rek la ñu mën a def ngir am lu ñu dundee. waaye Bara Diop moom li mu gëm mooy ñàkk jariñu. 10 après ra ci gëstu bés bi la ñuy yegg si wax ci ki nga xamante ni moom moo di Mohamed Saloum Soumaré moom nag dafa créé ab paanu fóotkaay ngir soxna yi lim ci jublu nag moo di jàppale leen ci biir kër gi moom Mohamed loolee nag mu ngi ko inspiré wu daal ci machine à laver yi nga xamante ni tubaab yi ñu ngi koy defar moom it mu defar ci benn boo xamante ne fii ci Afrique soxna yi dinañ ci mën a gis seen bopp mu noppal leen itam ci kër gi ñu ànd ceeg Ibrahima Camara Mardian. bés bu ne ñu tasek ay gëstukat waaye ñuy gëstu di gis bariwut jamono ji Saloum Soumaré daal di fent machine fóotkaay bi. clé mbirum fóot parce que niñ ko defee niñ ko doon defee avant suñu tàng yi
maam yi moom la ñu continuer di ko defee ba généralement jigéen ñi ñoo koy def te xam naa dafa métti loolu moom gën motiver et puis ma gis xool par exemple machine à laver ni muy doxee ma jëm ko rek ne xam jëm a set moyen nu ñu ko mën a appliquer si bassine quoi parce que machine à laver on n'a pas les moyens ñi ko mën jënd Afrique c'est 2 ou 5 dixièmes de 5 centièmes de la population. mu def ci diir bu yàgg lool di ci xalaat di ko càmbar ba taxawal ko. li si am solo it moo di ni ci askan wi mën a jëriñoo. kanam liggéey naa si lu ëpp 2 ans waaw def ak entre conception bi ak premier prototype yi essai ñu xool ndax mu ngi dox wala doxul ëpp na sax 2 ans yaakaar na. en même temps pour leneen toppatoo sa njaboot toppatoo sa xel cultivé wu kii ak yooyu donc ma j'aimerais que inspirer tout le monde. ay pexe ngir suqali li ni mel. ba ñëpp mën see jot njëriñoo ko mooy mbébétu Saloum Soumaré. production bi ñu ngi jéem a ut fi mu ne ni partenariat industrie yu nekk à l'étranger en même temps aussi ñu ngi xool ni ñu ko mën a defee ci dëkk bi créer benn industrie dafay recruter dafay emploi. gëstukat bi di ñaax ndawi réew mi ngir ñu jublu ci li ni mel la bañ a banku rek si amuñu jumtuwaay yu war waaye jéem dara. y a pas de recette man li ma bëggoon mooy j'aimerais bien que chaque Africain chaque Sénégalais se sente l'âme d'un innovateur. bu gisee sama bassine parce que mel yomb na tàggat yaram ñu doore kook basket mondial bi door na démb ca Espagne Sénégal lajj ci jongante moom bu njëkk doxoon diggante mag Grèce moom moo ko dóor 87-64 gaynde yi lajj ci seen match bu njëkk ñu ànd sekk suñu envoyé spécial mi ñu teewal foofee sa Espagne di Boubacar Kambeldian. ba bàkku réew mi jibee ca palais des sports bu Séville suñu gaynde yi amoon nañu yaakaar trop laata sax seen match bu njëkk ci coupe du monde bi seen diggante Grèce mi nga xam ni ci wàllu basketu góor ñi kenn dootu ko présenté kenn. match bi ni mu dooree neexul ci Sénégal la gaynde yi dañu raté seen pañe bu njëkk waa Grèce nag safaan ba la ñu def. match bu mu mel ne nii la wéyee Sénégal di raté Grèce du dugal ci cëppaandaw ga nag waa Grèce mujj gagné juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ci juróom-benn fukk ak ñeent pour waa Sénégal maanaam ñaar fukki poñ ak ñett dox diggante ñaari équipe yi. défaite bi métti na parce que soo xoolee ni ñu joué deuxième mi-temps je pense que suñ ko defoon ñafe joxe loolu noonu li ñu am yëpp depuis premier mi-temps peut-être match bi score bi dina changer mais bon léegi mënuñu si dellu dañuy jàng rek ci leçon bi mooy jéem a xool nu ñuy commencé match yi comme ni ñu ko terminé tey. Grèce kon wane dooleem digganteem ak Sénégal mu mel ne lii bettul entraîneur bi. au niveau dafa am ay réalité am quoi je pense que équipe boo xam ne mooy Grèce équipe bu mag la mooy 3e place mondiale la occupé ñu si 41e c'est vrai que loolu gis nañ ko wane na boppam si premier mi-temps bi mais deuxième mi-temps bi loolu amu si. je pense que dañoo surprendre dañu bett daal dañu bettoon si au niveau boobu si loolu mais je pense que war ñu dalaat yaakaar naa ne il faut que ñu am xeer bu dal boo dugg si terrain. nga respecté jeu bi respecté consignes yi et puis bu ñu ko defee dina baax incha allah. Sénégal tamit la leen gàllankoor mooy ñàkkum expérience yenn basketteurs yi boo xoolee ci ñii ñëpp kenn rek moo ci jot a def coupe du monde. loolu tam ma gis loolu am na si quoi mais loolu xamoon nañ dina am mais yaakaaroon nañ dina toll nii crispation bi bëri na ndaxte suñu meilleurs joueurs yi bëri dañuy sànni nañ ba sonn mënul dugg comme ñoom Mohamed Faye tout ça là mais je pense que dañuy rectifier il faut que ñu récupérer leen gëmal leen seen bopp ba nga xam ne beneen yoon bu ñu joué waat duñu am surprise bu toll nii. ci palais des sports bu Séville naam doomu Sénégal yi bare wuñu woon trop ci tribune yi waaye àndandoo gaynde yi yokk leen doole di leen supporter match bi yëpp ba jongante bi jeexee tamit Sénégal lajj dañu continuer di yokk doole gaynde yi mu mel ne dañ leen sas jëm seen ñaareelu match ci coupe du monde bi ci dimanche bi seen diggante ak Porto Rico ñetti waxtu bu tegalee fanweeri simili ci Dakar.
ci mondial basket bi la ñuy des ba léegi ndax Sénégal dina jouer tey jii ñaareelu matcham mu war dox digganteem ak Porto Rico ki nga xamante ne nag moom moo di Maley Ndoye di capitaine gaynde yi jàpp nañu ne dañoo war a gën a góorgóorlu gën a war a def bañ a defati yenn erreur yi ngir rek ñu mën a génn ci match boobee moom Maley Ndoye dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Boubacar Kambel Dieng ba tey. match bi du yomb comme li ñu wax coupe du monde lañ nekk match yëpp dina métti. mais il faut aussi ñun pour ñu gagner ñu jox suñu bopp chance moom mooy il faut ñu def nànk si jeu bi jéem a jouer dugal bal bi ci biir pour mën a créer jeu extérieur comme ñëpp noonu la ñuy def jeu moderne maintenant gars yi dañuy dugal bal bi ci biir pour créer décalage donc ñun décalage boobu la ñu mën a am mooy dugal bal bi ci biir jéem a xool nu ñu génnee bal bi wala ñu créer ay fautes pour am ay lancer franc. équipe bu mag la équipe bu baax la équipe boo xam ne Argentine mu ngi koy dóor xaw na sonn tuuti je pense que am nañu ay joueurs yu baax il faut ñu respecter leen ñu bañ du ñu dal tey mu dal ñu quoi. ci football la ñuy àddu wax ci poste de gardien fii ci Sénégal bi ñu amee Alain Giresse comme entraîneur ba léegi seetlu gi daal moo di ne poste boobee bis bu nekk daanaka ñu gis ci beneen gardien bu bees bi yoon nag ki ñu woolu moo di Pape Demba Camara moom gardien remplaçant la ca Sochaux moom nag woolu nañ ko ngir mu mën a bokk ci jongante bi nar a dox diggante Sénégal ak Égypte ki nga xamante ne nag moom moo di Bakary Cissé journaliste la moom am na ci xalaat dénk na ko ki nga xamante ne moom Abdou Aziz Kane. mais tey boo gisee ni coach bi convoqué kii di Pape Demba Camara c'est vrai mu Sénégalais mënoon nañu wax ni Pape Demba Camara duñ ko gis muy football lu bare mais moom am na chance nekk dans une équipe première équipe Sochaux balaa muy wàcc daaw géej moom daanoon na entraîné bu baax ak équipe bi ren mu ngi ci groupe bi moom mooy deuxième gardien bi donc valablement je pense que sélection Pape Demba Camara ça se justifie mais aussi Aliou Cissé tamit joué na ci rôle bu important parce que au-delà de mën nañu wax ni au-delà du staff technique de l'équipe A am na ñoo xamante ni coach bi dina leen déglu ku mel ne Aliou Cissé ci la bokk ndax moom moo yóbbu équipe A prime Sénégal bu doon football récemment ak Colombie fële ci Argentine donc Aliou Cissé expliqué na ko état d'esprit xale bi xamal na ko ni état d'esprit bu baax la am il a un bon niveau et tout te xam naa loolu moo tax je reste convoqué ko. Abdou Aziz Kane ñu koy jaajëfal bu baax a baax yéen it naka noonu ci teewlu bi di leen dig daje ci suñu yeneen jotaay xibaar di leen ñaanal kenn lu jàmm di ko sàkku ci yéen. at nag defal ko yeneen analyse ca Institut Pasteur ngir rek xool ndax virus bi mi ngi ci yaramam ba léegi xam naa dinañ ci dellu ci suñu yeneen jotaay xibaar niñ ko waxee ci bopp xibaar yi askan wa yeewoo ca Sacré-Cœur 3 ñoom mer ba futu ndax ànduñu ak dogal bi nga xamante ni maire bi jël na ko ngir bëgg rek tabax ab salle de cinéma waaye itam ab bërëbu fajugaay ci benn site bu nekk foofee ca gox ba jàpp nañ ne li nu mel du foofee mooy place am ba tax na duñu seetaan maire bi di def ni mel ñu ànd ceek Cheikh Tidiane John Aline Diagne. association te mu ëmb ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci Sacré-Cœur 3 phase 4 ñoom lànk nañ ba tëdd ci suuf ne duñu nangu benn yoon terrain bi nga xam ne dañ ko nar a jël def ci leneen la ay accusation yoo xam ne ñii di waa municipalité bi nee nañ lu ni mel amul benn yoon. lim fi bugg a def moo di def fi foo xam ne day am ay salle de jeu ak espace boo xam ne ku si dugg da ngay fay. te nag bëggoon nañu fi ñu dëkk xale yi mën a jóg di foowi te duñu fay dara. Il n'a jamais été question de vente de terrain ou de bradage d'un terrain quelconque donc c'était bon aussi xam nga dañu nekk ci dëkk bi nga xamoon les gens ku nekk da ngay wax lu la neex mais je pense que nous qui sommes les autorités de cette mairie nous avions l'obligation ñëw tey fii pour rassurer population yi. seetlu gi moom mooy jamono yi yëpp daal dañoo gis ay particuliers maanaam ay nit ñoo xam ne ñoo commencé ñëw di samp ci boobu la béréb. jël benn bâche. def ko ci diggu terrain bi ba nga xam ne xale yi sax amatuñu fu ñuy football te terrain bi ko SICAP di joxe parce que SICAP da ko defar bi mu ñuy jaay suñu kër war nañu ne fi mu ñuy jaay am na lii am na lee. espace bu fi nekk chaque année la mairie dafay jël ay millions et des millions di ko fay ay entreprises ñuy ñëw di nettoyer le terrain et je pense que ces gens qui s'installent ici dañuy veiller sur la propriété n'est-ce pas de cet espace là looloo tax ñun ñu jox leen autorisation ñu mun fi nekk ni mais loolu je pense que c'est des autorisations précaires et révocables. waa mairie ñoom daal ñu ngi xam ne ñoom daal li ñu bëgg bokk na si daal di fay def benn salle de spectacle ak benn jardin public waaye ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waaye collectif yi maanaam mbootaay mi ëmb ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk foofee ca Sacré-Cœur 3 phase 4 ñoom daal dañoo lànk ba tëdd ci suuf. waaye li ci kanam. Cheikh Tidiane nga meeg njàngale mi la ñuy
ab lëlu ñetti fan biñ ci amaloon nag daal dinañ ko ndar képp ni ki démb bari na ay proposition yoo xamante ne tukkee na ci boobee assise nationale de l'éducation xawal ñëpp waral moo di nawet gi li des kay moo di ñoom ñëpp ñu dimbalanti ngir ku nekk mën a gis sa bopp ci situation bi am jamono yu foofee gëstu bés bi ñu jagleel ko ki nga xamante ne moom moo créé benn paan ngir fóot ngir soxna yi lim ci jublu nag moo di jàppale soxna yi ci biir kër yi ki def li ni mel mi ngi wuyoo ci turu Mohamed Saloum Soumaré moom bëgg a taxaw jigéen yi tax na ba mu sàkk boobee paan nga xamante ne day noppal soxna yi ci biir kër yi dinañ ci ànd ak Ibrahima Camara tàggat yaram Sénégal dina amal tey ñaareelu matcham ci coupe du monde bu basket bi am ca Espagne Sénégal dina daje tey jii ci ngoon ak Porto Rico ginnaaw bi ñu lajjee ci kanamu Grèce démb 84-67 lii mooy ponk yi fi gën a fës bu ngeen taxir la tuuti ñu faram fàcce leen ko. mbokk yi ginnaaw ñu ngi biñ leen nuyoo ñu ngi leen di dalal jàmm ci xibaaru diggu bëccëg gi doomi Guinée bi amee woon virus Ebola fii ci Sénégal te ñu dalal ko ca l'hôpital Fann moom nag mi ngi tane bu baax a baax bi ñu sukkandikoo ci kenn ci docteur yi koy topp foofee ca l'hôpital Fann moom doomi Guinée boobu daanaka fièvre sax amatu ko maanaam yaram bi tàngatul ñu ngi xalaat benn waxtu jot na mbokkee xarit yi ñu seetaan di rafetlu seen ànd ak télévision Futurs Médias xibaaru diggu bëccëg gi bokk na ci askan wa yeewoo ca Sacré-Cœur 3 mi wone ñàkk àndam ak dogal bi mairie bi jël ngir rek tabax ab salle de cinéma waaye itam ab bërëbu fajukaay ca benn place bu nekk foofee ca gox ba ñoom askan wi jàpp nañ ne loolee ñu fa bëgg tabax du foofee moo di place am ndar képp nañu ñetti fanu lël yu ñu jagleeloon njàngale mi fii ci Sénégal bokk na ci li ñu nas taxawal ab code de déontologie ngir jàngalekat yi waaye itam ñoom ñëpp d'accord ci njàng mu ànd ak dal ci l'école yi fii ci Sénégal leneen ci xibaar di légumes yi nga xamante ne cher na lool jamono yi ca marché Castor ñi nga xamante ne ñoom ñoo di jëndkat yi ak jaaykat yi ñoom ñëpp ñoo ànd ne li ni mel moo fa am ñu jàpp nag ne li ko ñi sekk njàng meeg njàngale mi di way jur yi jàngalekat yi waaye itam ndongo yi ak nguur gi taxaw rek ngir dal am école yi ñu mën a jàng ci ni mu waree nguur gi moom taxaw na temm ngir rek bàyyi xel ci lépp loo xamante ne tukkee na ci yooyee assise nationale de l'éducation nu nar ci sax amal nag ab conseil présidentiel xamle nañ ko foofee ñu ànd ceeg Macky Tall Mardia. ginnaaw ñetti fanu waxtaan ak weccee xalaat assises nationales yi daal di farankulaay njiitu jëwri ñi xamle ne nguur gi dana taxaw ci rapport ba fa daanu. les présentations des xalaat yi tukkee ci juróom-ñaari thématique yi ngeen jël ci assises de l'éducation yi ak formation day wane rek solo si nga xamante ni lii di xalaat yi ngeen xalaat am na ko. de vos réflexions nous veillerons à la. xawma xel ñaar ci ne conclusion yi nga xamante ni tukkee na fi. daañu ko jël daal di koy boole ci lépp loo xamante ni daal dinay suqalee njàng moom la. que vous avez su suggérer. ñaari ponk yu fës ci rapport bi code de déontologie des enseignants ak pacte de stabilité Mahamad Dione di ko rafetlu. je voudrais féliciter tamit dinañ def suñ kéemtulaay kàttan ngir koppar yëpp yu ci mën a dugg ngir financement bi daal di yem ñu daal di koy amal. et le serment de l'enseignement. njiitu gouvernement bi dénk ne danañ amal ci fan yu néew conseil présidentiel ci wàllu éducation ak formation.